que dañu bëgg a joxe exemple Sénégal pour que ñu xam ne lii président de laajte comme ni nga ko laajtee léegi muy mbiru dialogue bi mën nañ ko def ci ànd te kenn ku nekk gëm li nga gëm xam li nga xam mais nag ñu jiital intérêt réew mi suñu jiitalee intérêt réew mi rek te dem ci te kenn ku nekk bañ a labaj sa morom wala bañ a nax sa morom kenn ku nekk bañ a jël sa keppaar di ko wan sa morom te bañ koo wan sa jëmm yaakaar naa ne ànd bi dina mën a ànd ndax su fekkee ne dañu naan nañu ànd te bu ñu nee dañuy ànd balaa ànd bee commencé nañ bokk ndey ak baay te bala ñoo commencé ku nekk ber sa ndey ber sa baay yaakaar naa ne bu boobaa ànd du am bokk ndey ak baay du am. loola nag nañ ko teg de côté seet intérêt réew mi te yaakaar naa ne tey moom la parlementaire yu jigéen ñi def woote ñu wuy si leen loolu moo tax ñu ñëwoon pour taxaw fi ndax xam ne dañu am yeneen itte yoo xam ne yeneen conférence yoo xam ne tam dañ ci am cër ñu war caa dem loolu moo taxoon ñu ne nañu ñëw ba ñu xam ne indi nañ suñu jëmm ànd nañ ci lii ñuy def. mu nekkoon kon kàddu ya Aïda Mbodj dañuy wax ci jàmm ca Casamance loolee nam ngir mu gën faa daal di saawaan baawaan tax na kon waa forum civil di ca joxe tegtal. waa forum civil national nag ñu ngi daal di xamle ne li ñu bëgg moom moo di ñu daal di fiy dindi ñi nga xamante ne ñoom ñooy di intermédiaires yi maanaam ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy dox seen diggante ak nguur gi li ñu bëgg rek moom moo di nguur gi nag bu ñu amee rek lu ñu wax ak ñoom rek ñu jàllale ko direct ak ñoom ba tax na kii di Birahim Seck nag moom mi amaloon ab atelier foofule ca Ziguinchor daal di yëkkati ay kàddu nag rek ngir daal di xamle lan moo waral rek ñu daal di mën a indi jàmm foofule ca Casamance Birahim Seck kii di Angel Seck nekk suñu correspondante foofule ca Ziguinchor moo ñu ko tataanal. forum civil jàpp nañ ne am na ñetti mbir yoo xam ne tey buñ ko réglé wul jàmm Casamance dina xawe sooxee ci lu bari. benn mi mooy depuis 82 ba à nos jours dafa am toujours ay intermédiaires diggante ñi nga xam ne mooy état bi autorités yi ak waa MFDC bu dul ay militaires ay politique lañ bu dul ay politique ay organisation de la société civile lañ wala des personnes yoo xam ne dañu jël ay personnalités ou des personnalités neutres. donc li ñu gis mooy il faut que tey président de la république moom ci boppam mu waxtaan directement ak ñi nga xam ne mooy protagonistes yi ak bu mu mën doon faction bu mu mën doon il faut impérativement que le président de la république discute directement ak ñoom. deuxième enseignement bi jàpp nañ ne ñun au niveau du forum civil que au niveau de la Casamance am na lu ñuy wax un problème de gouvernance du développement humain am na un problème de redevabilité. parce que boo xoolee parce que jàpp nañ ne suñu bari boo discuter tey bu feeñ discussion bi jàpp nañ ne yeneen régions yi dañ leen gënale par rapport ak Casamance ba tax na tey bokk na ci njëriñu état bu fekkante ne état bëgg na loolu deñ bëgg nañu xam dëgg bi il faut que mu réussir organiser benn table ronde boo xam ne lépp loo xam ne projet étatique la lépp loo xam ne programme étatique la lépp loo xam ne gestion collectivité locale ñu toog autour du table ñu xayma nombre d'années yi daan ne kat at bi ba at bi état bi dugal na fi nangam bu population bi xam ne at bi ba at bi état bi dugal fi nangam duñ fa yem de population bi laaj leen ne leen li ngeen fi dugal fan ngeen ko def ak fan la feeñ. je pense que bu ñu amee réalité yooyu dina wàññi perception bi nga xam ne jàpp nañ ne diggante Casamance ay yeneen régions yi dafa am gën a lante te loolu état rek moo ko mën def. mu nekkoon kàddu yi Birahim Seck bu forum civil doon ko yëkkatee kon ca Ziguinchor Ndar géej di Saint-Louis moom aw tiis lañu yeewoo tey. aw tiis lañu daal di yeewoo foofule nag ca Saint-Louis lu ab gaal nag moo fa daal di suux lu tollook juróomi nappkat nag fi mu nekk nii kenn gisul leen ni ki juróom-ñetti fan ci weeru mai ba léegi nag kenn gisul seen néew gaal ga nag daal di nañu ko gis nag mu daal di suux ca foofee reportage bi nag Ousseynou Diop moo nu ko defal. askanu goxu Mbaaj sa ngëmtal ginnaaw juróomi nappkat yoo xamante ni juróom-ñetti fan ci weeru mai bii la ñu demoon géej ba léegi nag kenn tegu leen gët ci kër gi nga xamante ni fa la mbir mi amee seeni ay waajur amal sarax bu ni mel. tamit ñu gëm yàlla xam ni ndogal la lu si mënti amit ñu xam ni loolu la yàlla dogal dañu demoon jihaad yi bu ñu demee war nañu ñëw 6 heures jotul gisuñu leen comme gaal rek da nga koy xaar des fois da nga koy xaar 6 heures sax mu guddee ba ay 7 heures 20 heures mu teer foofu rek dañu yaakaar woon suñu xel mais bu 20 heures jotee teeruñu tamit guddi na mënutuñu dem di leen seeti bi ñu xëyee suba it dem nañu bi ñu demee yàlla dogal nu gis gaal gi gisuñu si benn nit mais matériel bi ñu amee woon si gaal gi yëpp gis nañ ko te gisuñu kenn anam bi ñu fekkee gaal gi moo nu neexul parce que bu fekkoon dañu gis gaal gi mu nekk en règle dañ naan xëy na nit jël na leen yóbbu leen mais anam bi ñu gisee gaal gi neexul ndax fekk nañ gaal gi dëpp te ni ñu ko fekkee nit mënu si nekk. ñoom nag ba léegi sax xàddewuñu ñu gis leen jàpp ni sax état bi daf ci war a dugal loxoom ndaxte mool yi jamono jile dañu sonn ci wàllu wu ni mel. fekk nañ si ñaari yére baas fekk nañ si yére tamit wax dëgg yàlla mais tamit ñu
def nañu recherche daal bi nu mën ñun parce que tey fii dafa am problème yi nga xam day dal si kaw mool moment bi nu soxlaa recherche daal def communication def lu ne mais kenn du si jóg da ngay dem yow ba dëj ba def li nga war a def ba pare autorité bi doo am jóg wala di si wax dara tey loolu moom moo nekk. ñoom mool yi nag ginnaaw ba ñu demee ba léegi kenn tegu leen gët seen gaal gi nag dañ ko gis mu këpp ay yére ñu yeew ko ci bopp gaal gi ñoom nag ñu bokk ci benn kër mu mel ne nag ci diwaanu Ndar gi jamono jile li fi faatu ci doomu aadama ci géej gi bari na lool ci dex gi itam naka noonu ndaxte benn xale bu am juróom-ñeenti at itam làbbee nañ ko ci dex gi. Ousseynou Diop Ziguinchor moom ay garab yu baaxul la ñuy wéy di ko fa daal di jëfandikoo tax tamit ñiy yëngu ca wàllu wa daal di fay teg loxo tonnes yu bëree bëri. liñ ci teg loxo nag mi ngi toll ci ñaar fukk ak juróomi tonnes ci ay produits alimentaires yoo xamante ne nag jëfandikoo gi nag dañu koy daal di tere ba tax na nag fi mu nekk nii askan wa fay yeewoon nag ñii di brigade départementale bu hygiène nag ñu ngi leen di xamal ni nañuy xool bu baax datu lekk yi nga xamante ne ñu ngi koy jënd laataa ñu koy jëfandikoo ndax mën na leen jural loraange jëm nag ci seen wàllum wérgu yaram. Angèle Seck moom mooy suñu correspondante foofu la ca Ziguinchor. waa service départemental bu hygiène bu Ziguinchor jot nañu teg loxo marchandise yu bëri yi nga xam ni dañuy tere ku ko jëfandikoo ndax dafa périmé li nga xam ni taal nañu ko toll na ci 20 tonnes ak ñeent xayma bi toll ci 10 millions ak ñaar ci sunuy koppar Omar Goudiaby moo jiite service départemental bu service d'hygiène bu Ziguinchor. tey suñu tànk ci Mama Toro mooy ñëw détruire produit bi nga xam ne moom la ñu jëlee ci commerce bi ci boutique yi ak yooyu produit bi nga xam ne dafa périmé waaw baaxut ci lu ñuy lekk daal même ci code bi ñuy liggéeyee ñun texte bi code bi sóoraale na loolu sóoraale na comme quoi que produit bu ñu jàpp produit bu nekk daal am na nuñ koy traité wee làkk moo ci gën parce que mënoo ko traité autrement soo ko bàyyiwee noonu population yi nga xam ne xamuñu mën nañoo ñëw jël dem utiliser ko à des fins de consommation mu mun leen àndil ay jafe-jafe. lekk yu bon yooyu nga xam ne waa service d'hygiène bu Ziguinchor lakk nañu ko mën naa am njeexital ci wér-gi-yaramu nit ñi bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu Omar Goudiaby. ay jàngoro yu biir bu daw ay intoxication mën na leen àndil sax ay cancer ay infection alimentaire ak conseil bi mooy nañu xool produit yi saa yu ñu jëndee produit ci boutique bi avant ñuy jóge sax ci boutique bi dañoo war a xool no buñ ko gisee day mën nañoo ñëw ba ci service ba ñëw réclamer ko loolu mooy seen warugar loolu mooy devoiru citoyen boo gisee li nga xam ne day lor da ngay dem ba ci ñi nga xam ne ñooñu nga ko war a wax yeggee leen ko tey maa ngi lakk 20 tonnes ak ñeent yu tegal waaw ñu ngi ko xayma ci 2 millions ak genn wàll. waa service d'hygiène bu département bu Ziguinchor nee nañu danañu wéyal xeex bi ba nga xam ne danañ fi jëlee bépp lekk buy lor askan wi Angèle Seck Ziguinchor King FM. di ko jaajëfal bu baax a baax Angèle Seck di sunu ndaw la ñu teewal kon foofee ca Ziguinchor dañuy dellu si fii nii ci diwaanu Ndakaaru wax ci dawalkat yi mu di kon chauffeur yi transport en commun yi ñoom nag seenu nekki nag ñi leen di dawalkatu kalandoo yi na la ko yàlla nëbb neexut ba tax na nag ñii di chauffeur yi nag ñoom ñu ngi jàpp ne ñiy dawal kalandoo yi rek dañuy daal di yàq nag seen liggéey ndax respecté wuñu benn règle waaye itamit li ñuy def nag teguñu ko ci yoon ñi nga xamante ne ñoom ñoo di dawalkatu kalandoo yi ñoom it ñu ngi daal di ñaawlu doxalinu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di chauffeur yi jëmale ko ci ñoom ba tax na rek ñuy daal di woote rek ab organisation ngir ñu gën a mën a defaraat secteur bi ni mel Kumba Ba nag moom moo def bi reportage. dëkkandoo diggante chauffeur si ak dawalkatu kalandoo yi ci kaw tali bi nekk na dëkkandoo boo xam ne dafa mës a am ay jafe-jafe ñii di transporteurs yi ñoom dañu jàpp ni borom clando yi dañuy salteel seen métier bi loolu nag Modou Fall di dawalkatu clando moom da koo weddi ba mu set ñu ngi ko fekk fii ci garage yu clando bi nekk ci Wakaam. parce que kenn ku nekk boo xëyee liy sawar sak il faut nga jot ci waaw ki yor clando bi ak ki yor taxi bi ak ki yor minicar bi kenn ku nekk bu xëyee yàlla jox ko li mu war a moom te Sénégal ñoo ko bokk kenn mën da dem bàyyi sa morom kon nag nañu xool nu mu rafete rek ñu koy jéem a defee noonu parce que ñii dañoo war a toog ma liggéey amul fen ñoom ñooñu ku ci amoon kalandoo nga dawali ko yàlla moo leen may auto transport en commun en tout cas ay borom transport en commun ak ay libéré donc ñoo yor kalandoo yi de. bu dee ñi dem beeg dikk bi ba tey mu ngi am ay jafe-jafe dafa fekk ni amul benn organisation buñ ci def lii di xalaatu doyen moom coxeur la waaye it di gérer garage bi mu yokk ci ne ñi di transporteurs yi ñoom rek ñoo waral yi la jafe-jafe. saa bu ñu arrêté kalandoo moom xam naa moom population bi dina jaaxle carrément. jaaxle ñu kenn bu fekkee ne sax yàq moo yem ñoom ñooy yàq maanaam super yi jóge fii mën nañoo yem fii ñu mën a gën a am possibilité liggéey mais ñoom dañuy ñëw dugg ba biir Wakaam
mais ñun yàqaluñu keneen. ba fii ñu toll rapport yi am diggante chauffeur si ak borom clando yi ñu ngi wéy di ko waxtaanee chauffeur si ñoom dañu jàpp ne ñii di borom clando yi dañ leen di sonal ci wàllu liggéey bi ndax jaaruñu ci benn yoon waaye nag ñii di borom clando yi ñoom ñu ngi leen di woo ci ñu gën a organiser mbir mi ba ku nekk ci ñoom bañ cee loru. Kumba Ba ci dem beeg dikk bi la ñuy des ba tey ak yenn ci dawalkat yi nga xam si daanaka fu leen neex la ñuy gaare seeni woto yi yàqu yi nekk ci kaw tali bi oto yi ñuy gaare ci façon bu nekk tax na nag ba xataay dëkk bi gën a yokk yenn saay sax muy jure yenn accident yi wala embouteillage yi mu doon lu askan wi di naqarlu donte mairie yi ñu ngi jéem a def lu nu mën rek ngir daal di indi ay coppite ci mbir yi le ba tax na yi tamit ñuy daal di woo nguur gi ngir mu dugal loxoom ndax ñoom rek mënuñoo daal di faj jafe-jafe yi ni mel Pape Fara. ay oto yu yàqu ci wetu tali bi ku ne di gaare ni la neex li nu mel mooy xar kanamu Ndakaaru situation bi askan wi ñaawlu ko rawatina njiitu bokk moomeel yi. sonn nañ quoi surtout ñun ñu dëkk fii dañuy xëy war a liggéey mais embouteillage moo xew doo xam fu mu jógee ak fan la lan mooy problème bi mënoo ko xam. fii li fi yàq dëkk bi mooy lan maslaa bi dafa bëri waaw loolu moom dëkk bu xat bi moom baaxul loolu tardement la indi si dëkk bi. fii ñu taxaw rek firnde la fi mooy parking Stade Amitié bi. ñëpp xam nañu ne épave bi dafa bëre te fourrière municipale bi ñu yore bi nekk Grand Yoff mënul contenir épave yëpp. ca commune bu Patte d'Oie li nu mel lañ fa nemmeeku ak yeneen i gox-goxaan waaye nag ay saafara ñoom daan nañ koy teg ci table bi. ministre bi jël na décision bu am solo pour jëndee fourrière bi nga xam ne mooy fourrière municipale bi hors de Dakar. am na benn centre de formation en artisanat mécanique bu ñu ciblé. gis ngeen ne commencé nañ ci zone plateau bi ak préfet Dakar ak force de l'ordre yi suñu paree foofu ba mu set bu ñu jógee foofu danañ génn ñu commencé dugg ci biir dëkk bi ba mu mat. leneen li gën a am solo moo nekk suivi bi bu ko defee ñi dëgër bopp duñ fa mën a dellu si. meilleure façon bi ñu am pour xeex ak épave yi mooy fexe ba suñu leen dindee ñu installé stationnement réglementé bi nag day tax équipe bi nga xam ne ñoom la ñuy déployer ci terrain yi ak concessionnaire yi fay nekk lépp luy ñëw pour garer dinañu xam ne lii oto bi numéro bii la. amuñu moyen yoo xam ne mën nañu permettre ñu def liggéey bi ñun kese en tant que mairie il faut ñu ànd ak état ci liggéey boobu loolu laa wax. ay oto yu yàqu wala ku ne gaaree nu la neex loolu mooy faral di indi embouteillage bu bëri ci Ndakaaru yenn saay sax ñuy indi ay accident ñii di njiiti gox-goxaan yi ñuy ñaan nguur gi jàppale leen ngir ñu mën a xeex bu baax ak li nu mel. di ko jaajëfal bu baax a baax moom Pape Fara Ñing ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal fukki simili ak juróom-benn. Midi Culture. dañuy wax kon mbir mu doy waar moo xam si ca Médina la xewee. mbir mu yéeme moo daal di am ni kii di beer ca Médina kër kii di waajur bu góor bu Youssou Ndour Alaaji Liman Ndour Serigne Fallou Mbacké nag moom moo daal di feeñu ci ab benn miir ci bu nekk ca benn néeg ci kër ga ba tax na nag kër ga dafa mujjee fees dell bi nga xamante ni xibaar bi nag tasaaroo na nanu teewlu ñi ko fekkee. ndax man dama génnoon ñëw ñu ne ma sëñ Fallou moo feeñ fi kër ñoom Pape Youssou Ndour bi ma ñëwee maa ko gis jaxaran fil bàqari nee naa leen sëñ Fallou mooy docteur bi mooy àdduna mooy bàyyi sëñ Abdou Karim bàyyi sëñ Afia moom moo téye Sénégal waxuma la Sénégal monde entier la sëñ Fallou téye. man Ndeye Fatou laa tudd madame Touré di Ndeye Fatou Ba waaw en fait dal na sama xel parce que lu toll ni sëñ Fallou daal ñu gis ko daal yéeme na waaw dal na sama xel ndax ñun ay taalibe lañu man de sama vision rek laa gis parce que man tamit ni ma ko gisee toogu ma may ñu ma temps dama ñëw rek gis affaire bi reflété après ma seen kaala bi noonu xaw a seen kii satala bi après ma ñaan dem parce que may ñu ma tamit fu ma taxawee génn carrément nga xam ni loolu kéemaan la xanaa rek ñuy sant yàlla rek xam ni Serigne Fallou moom mooy borom na am mu am ñun daan toog di wax juróom-ñaari sëñ Fallou mu nuy fajal suñu soxla kon bu nu demee ba gis ko kon sant yàlla la ci ñun sant yàlla la. ndax ku ne am nga sëriñ waaye ku jàq moom ngay woo ñun sëñ Fallou mooy sunu papa mooy sunu maam mooy sunu àjjana mooy sunu safara mooy sunu lépp. sëñ Fallou même bu dee dessin la daal nga xam ne sëñ Fallou daal borom kéemaan la daal xanaa kontaan rek xam ne Médina moom nit ñu baax ñëpp a ngi fi waaw Médina moom mag ñu baax ñëpp a ngi fi kontaan rek ak sant yàlla daal waaw sëñ Fallou moom bu ñu ko gisee fi dañuy gën a sant rek waaw borom mu am. nekkoon xalaatum ñenn ci askan wi jëmale ko kon ci nataalub Serigne Fallou Mbacké bu feeñoon foofee ca Médina dañuy wéyal kon yegg seeg yéen sax daanaka ci reportage u koor gi tey ñu jagleele ko gune yeek na nuy wooree ci weeru koor gi jullit yu bëri dañuy matale li nga xamante ne moom moo di digle yi xale yi tamit si la nu bokk doonte ñoom wóoru gàlle la ñuy daal di def Ndeye Mati Dieng moo demoon waxtaan ak ñoom
waaw kon yow lu tax mu jéemu ko. man xaw ma si dara rew na xale laa. li ñuy werante di lu bees ci ñoom Papa Ablaye Diop di xale bu toll ci fukki at tàmbalee woor ngir li mu am ay rak. sama rakk man la ñuy xool loolu tax may woor bu dee damay def examen wala brevet damay bañ a woor mais bu fekkee damay jàngi noonu école rek damay woor. dafa gàtt ñuul Alassane Diop am juróom-ñetti at di ñu xamal ne wooru gàlle lay woor ndax xale la te ñemewul xiif. am naa 8 ans. waaw maa ngi woor waaye sama yaay damay wax may woor may mënu woor damay woor gàlle benn jour kese laa woor yeneen yi wooruma. Jeewo Njaay di wéyjur am anam bu muy tàggatee njabootam ci woor. doomu jullit dafa war a def fi jullit loo nekk xale mun soo ko bëggee tàggat ci woor bu xëyee nga woorloo ko ba midi nga jox ko mu lekk tuuti après nga mu continuer kooram loolu bu de fur et à mesure mu koy def day tàmm koor mooy nga gis mag ñi nga xamante ne dama nekk mag duñu mën a woor parce que jànguñu ko bi ñuy xale man loolu laay éviter ci samay njaboot non du ma leen forcer sax parce que bu ñu xëyee gis mag ñëpp woor kër gi ñëpp woor ñoom ñooy pousser seen bopp sax ci woor mais man maay bañ mu metti ñoom ma leen di dogloo ba midi bi ma dogloo leen ñu lekk tuuti après ñu continuer. koor di benn weer ci at mi bu yàlla di sàkkal julliti heure bi ñuy lekk ñi ko xam di ko def ni leen ko seen diine digalee xale yi xamagul ñoom tënkuwuñu ci lenn waral ñu am seen yoonu bopp. loolu gaale atafulaa baaxul de. mi ngi noonu kon nekkoon reportage Ndeye Maty Dieng di ko jaajëfal bu baax a baax midi moo jot ba tegal ñaar fukki simili ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle Kati Ndiaye. te nu koy daal di tàmbali ca Afrique du Sud ak ndamu ki nga xamante ne moo di ANC Ramaphosa nag moom fi mu nekk nii daal dinay xamle ni dina fi daal di jëlee li nga xamante ne moom moo di corruption bu ñu ca jógee dem ca Burkina Faso classe politique bi fi mu nekk nii ñu ngi daal di ñaawlu attaque bi nga xamante ne ñoo nga amoon foofule ca église ba dem naka ca présidentielle bi nga xamante ne moom moo am ci Lutanie kii di premier ministre ba nag daal dinañu ko gagné ca premier tour ba jeexale ko ci Syrie ak lu tollook juróom benn doomi aadama yi nga xamante ne dañu leen faat ci ab attaque jihadiste. xibaaru biti réew yi dañu koy tàmbale foofu ca Afrique du Sud démb ca dibéer parti boobu di ANC ak seen président Cyril Ramaphosa ñu ngi doon màggal ndam bi ñu am foofu ca Johannesburg parti boobu nag ca atum 1994 ba léegi ñoom ñooy jël raw gàddu bi ci lu tollook 57,5% ci baat foofu ca Lutuli House di siège parti boobule président bi mu ngi delloo njukkal la ñi nga xamante ni ñoo ko woteloon ak wóolu bi ñu ko wóolu ginnaaw loolu mu ngi xamal ni que bi yoon wàcc nañ ndaxte parti boobu di ANC musul am lu gën a wàcc 60% waaye it mu ngi xamal ni que kontaan na lool ba sax jot na fa fecc dañuy jógee Afrique du Sud dem foofu nga xamante ni moo di Burkina Faso foofu nag lu fa tollook juróom benn doomi aadama ñu ràññee ci ab prêtre dal di nañu leen faat ca dibéer ci suba foofu ca église boobu ñu dippee l'église catholique d'Ablo ca Burkina Faso lu ëpp fukk defkatu ñaawteef dal di dugg fekk leen ñuy mees mu dal di leen faat yamuñu foofu ndax dal di nañ rajaxe dëkk bu yépp te it am ay nit yu ci am ay gaañu-gaañu yu jéggi dayo ñi nga xamante ni ñoo nekk ci nguur gi ak it opposition ñoom nee nañ lu ni mel duñ yoon te it dinañ ci def seen kéemtalaay kàttan ngir it mu mën a arrêté bu ñu jógee Burkina Faso dañuy daal di dem foofu nga xamante ni moo di Syrie lu tollook juróom benn civil ñu ràññee ci ñeenti xale faat nañu leen dibéer ci fukki fan ak ñaar ci weeru mai ci congu bu amoon foofu ci ab gox bu ñu naan province de Hama ci nord-ouest bu Syrie muy ab gox bu ñu ràññee loon ci ab xeex ak i rayaate ci ñaari ay bés yi ñu wees ñu daal di jeexale fi nga xamante ni moo di Lituanie lu tollook juróom-ñeenti candidat jongante foofu ca Lituanie ñu ràññee ci nag ñett yu gën a jege ndam li lu tollook ci 56% ci nit yu jot a wote lituanien tànn nañu ñaari candidat ñi nga xamante ni ñoom ñooy daal di dem deuxième tour ñu ràññee ci benn ex-banquier ak it benn ancien ministre des finances kooku di premier ministre Saulius Kvernellis moom nangu na li nga xamante ni moo di defetam ca premier tour. mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax ñaaña Diouf ñaa doon faram-fàcceel kon xibaaru biti réew yi tàggat yaram a ciy topp gannaaw bàkk bi lay doon. Tout de suite le sport. Now sports.
xibaaru tàggat yaram mi kon di sa Pereira lañ ci àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou. dañu koy daal di tàmbali ak Ligue 1 Génération Foot Lamine Teungueth FC nag dina daal di recevoir li nga xamante ne moom moo di trophée. ni nga ko waxee kat yi noonu la ki nga xam ne mooy Génération Foot moom mooy champion du Sénégal 2019 ginnaaw ba 25e journée bi bañ ko amalee dem fële ca Déni Biram Ndaw stade Djibril Diagne muy stade bi nga xam ne Génération Foot foofu lay footballé dem nag dafa dóor ki nga xam ne mooy Teungueth FC 4-0 loolu nag moo tax tey mu nekk champion du Sénégal nekkoon na ko sax déjà avant ñu yegg ci 25e journée bi équipe bi nga xam ne nag Demba Mbaye moom moo koy entraîné démb sa Déni Biram Ndaw foofu lañ ko mujj joxee li nga xam ne mooy ay trophée am. Dissa Prévra Premier Ligue une première pour Sénégal maanaam lu njëkk fii ci Sénégal. Sadio Mané nekk bokk ci meilleur buteur yi fa nga xam ne mooy Premier League anglaise am na 22 buts marqués sans penalty bokkul ak ñeneen ñi nga xam ne si dañu am 22 buts ak ay penalty pour consultant bi Talla Fall nekk nag tamit ci Génération Foot pour moom li aboutissement la liggéey bu yàgg la bu nga xam ne moom la ki nga xam ne Sadio Mané def ñu déglu Talla Fall mu ñëwaat réellement li nga xam ne performance ki nga xam ne mooy Sadio Mané. professionnalisme ku xam Sadio Mané xam ni mu doon liggéey bi muy nekk déjà ci ñun ak ni mu amee woon confiance ci moom ci boppam ak sacrifice yu mu jot a def yëpp ba mu tey nekk ci Angleterre championnat bi gën a relevé au monde donc boo demoon tey këram comme ni ñu ko sunu président bi nettalee boo demee ba seeti ko këram ba gis ni mu installé woo macha allah nga xam ne kii tey li mu am jomm ko parce que sérieux bi ci am persévérance bi am ci moom ak professionnalisme bi nekk ci moom je pense que ne loolu dafa doon loo xam ne tey aboutissement la daal ci Sadio parce que boo xoolee ci trajectoire am dafa jógee Génération Foot dem Metz jóge Metz dem Salzbourg jóge Salzbourg ñëw Southampton jóge Southampton dem Liverpool donc daf lay wóor ne mi ngi doon progresser donc du woon koo xam ne mi ngi doon stagner donc tey déjà le fait que mu ñàkkoon ballon d'or africain loolu daf ko touché moralement te dafa tax nag boo leen seetloo Sadio daf ci la jóge boo bokk léegi nag di gën a progresser parce que défi la woon pour moom parce que il fallait que mu woon à la face du monde que ni li mu ñàkk dëkkam war na ko mën a rattraper feneen Jürgen Klopp découvrir loo nañu beneen facette u Sadio Mané 38e journée comme ni ko waxee léegi 38e journée bu nga xam ne foofu la journée championnat bi jeexee ki nga xam ne mooy Sadio Mané démb seen diggante ak équipe bi nga xam ne mooy Wolverhampton 2-0 la ko Liverpool gagné Liverpool nag taxul mu gagné titre bi ndax Manchester City moo ko gagné moom moo mujj gagné matcham contre Brighton 4-1 Sadio Mané nag comme ni ñu ko waxee bokk na ci meilleur buteur yi Sénégalais bi nag moom marqué na ñaari but démb bi ginnaaw seen ndaje ak Wolverhampton mu permettre Reds yi ñoom ñu remporté seen partie maanaam ñu jël deuxième ci ginnaaw ki nga xam ne moom mooy Manchester City bu ñu weesoo loolu ñu dem ci li ñuy wax fédération sénégalaise de handball ki nga xam ne mooy sa président am Seydou Diouf moom démb dafa demoon fi ñuy wax confédération africaine d'handball mu représenté fa nag nga xam ne mooy Arémou Mansour moomu sax moom mooy président fédération africaine yi nga xam ne association africaine yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu handball moom moo ko représenté foofu ngir ñu signé ab protocole pour mën a organiser ab tournoi qualificatif bu Jeux olympiques fii ci Dakar loolu nag dina am ci weer yi di ñëw mu nga amoon nag ci présence ki ngi wax Matar Ba di ministre des sports compétition boobu nag ñu ngi ko prévoir du 27 au 29 septembre 2019 fii ci Dakar président Arémou moom kontaan nañu lool ci infrastructure yi nga xam ne jàpp na ne que Sénégal def nañ ci ay jéego ngir handballam gën di mën avancer. buñ ca jógee rek dañuy daal di dem ci basket national. ñu wax basket national ñu wax jëmale ci góor ñi d'abord mooy résultat yi nga xam ne moo am ci week-end bi AS Ville de Dakar moom ak USO 68-60 la USO moo dóor 68 Saltigué Asfa 55 pour Saltigué 55 pour Asfa 38 pour Saltigué Saint-Louis Basket Club 73 Duc 70 ñu dem ci Douane 61 Louga moom am na Louga Basket Club 43 pour les filles résultat 18e tour championnat national 1 des filles UGB ak USEPT mooy équipe bu Thiès bi 70 contre 52 la woon Mbour Basket Club moom 61 la am contre Débalok moom mu am 63 Saint-Louis Basket Club toujours chez les filles moom 76 la Jaraaf 70 Bopp ak AS Ville de Dakar AS Ville de Dakar moo ko dóor 51 sur 27 ISEG Sport ak GIA moo ko dóor 50 sur 48 Asfo ak Flying Star Asfo moom moo dóor Flying Star 53 à 51 foofu la dañuy ndar keppe
xibaaru sport yi. di ko jaajëfal bu baax a baax di sa Préra doon faram fàcceel kon xibaaru tàggat yaram yi ñu jàll ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee kon ak métier mi la di photographe. bu njëkkaan ku bëgg photo wu rek day dem ci studio photographe bi photo ko diiru ñaari fan nag photo bi di soog di génn waaye jamono di dox nag ba métier boobu mën nañu wax ni sax amatul ndax gëj a gis bi nu ko gëj a gis fi mu nekk nag téléphone portable moom la nit yi di gën a jëfandikoo pour seeni photo mu doon nag loo xam ne mi ngi jural jaxle ñiy yëngu ci wàllum liggéey boobule Mamadou Sow. mi ngi noonu kon élément Mamadou Sow boobu mu mel nii yëmbagul lu mooy loolu tamit dañuy jàll kon wax ci li nu duppee suñu plan national di ceebu jën. fii ci Sénégal façon togg bu nekk nag mën nañu koo tàcc pour añ waaye nag gis nañ ñi ñenn ñi nag lekk ceebu jën moo leen gënal lu nu mën ci am rek mu nekk plat boo xam ne ab patrimoine national kii di Penda Mbaye nekk doomu Saint-Louis nag moo na ko fi bàyyi reportage bi Penda Badji moo ko def. ceebu jën Penda Mbaye mooy sunu plat national. ceebu jën ab plat sénégalais bu ñu moomeel suñu bopp ab patrimoine bu nga xamante ni ma nga bàyyeekoo ca ab taggukat ndax géej bu mag ci ay jamono doon wuyoo ci turu Penda Mbaye loole sax moo waral ba ñu koy dàkkantaleek ceebu jën Penda Mbaye askanu Sénégal bëgg ko lool. nga xam nga rek Sénégal moo gën a bëgg ceebu jën ndax mooy suñu plat préféré. ñëpp ko bëgg macha allah ba ci restaurant yi ibbi Sénégal yi yëpp amul foo si dul dem doo gis seen menu ñu defal la ceebu jën. waaw man nag ceebu jën dafa di sama plat dama ko bëgg trop wax dëgg yàlla. xam nga ceebu jën dafa am secret bu ci nekk boo xam ne sama classe gi ko xam yëpp daanaka seeni soxna bu ñu leen toggalul ceebu jën sax dañuy xaw a mer. ginnaaw loolee Fatou Sarr ma ngi dellu si ci anam bañ koy toggee ak it la ca war a dem. boo koy nugg di nga jënd sa jën bu baax def yabooy nag ceebu jën tamit bu amul yabooy tamit du neex dëpp sa rox bu baax piqué ko waaw bu dee ceeb bu xonq nga togg tamit boo see sa yéet def sa tomate ba mu dog te tomate mu nga si dagadaay say kaane salaat say kaane bu vert pour mu xeeñoo ko boo ñu bëgg bu la neexee nga xaar ba mu baax nga digal say ci man je préfère xaar ba mu baax digal samay carotte samay ñaambi samay yëpp si biir bàyyi ko nag muy tegg nàmp nànk man moom sama ceebu jën la sax jën ma paree digal samay jën bàyyi ko muy baax nag muy baax di baax def sama nokkos bu baax def sama kaane bu sew kaane bu vert def sama kii oignon def sama kansala def sama bisaab ma pare tay baara takk sama géej ak sama bisaab boo pare seet boo xeppatee seet ba mu set sóor dafa sa Dakar à part dama caat bu baax. coof sëdd wala capitaine bu mu ci mën a doon mën naa togg ceebu jën bu neex ba àgg ci lool yi lépp citoyen nag di ñaax tey xaarandi ci jigéen ñi ñu gën a ñoŋal suñu patrimoine bile di ab art culinaire. di ko jaajëfal bu baax a baax kon moom Penda Badji ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. Ramasi soxalan ci dalal tey. moom mooy sunu ganu Midi Culture ci waxtaan bi mu sekk ak Papa Madiakhaté Sarr mi ko dalal dinañu indil ay leeral jëm ci concept livre bi di un livre en moi ak njëriñ lu mu am ci wàllum lecture. alors Rama Sissoko ñu ngi lay nuyu yow yaa nekk suñu gan tey ci Midi Culture alors ndax mën nañu xam concept bi nga xam ne moom nga def muy un livre un mois ana lan moo ko wundu. un mois un livre un narrateur une Cora daf may indiwaat rek comme li ñuy wax art et lettres donc muy jël livre yi boole ko ak li ñuy def ñun suñu liggéey styliste donc comme livre bu nekk dafa am histoire bu nekk dañ koy raconter te comme livre aussi dafa baax di koy lire. sooy lire mën a am histoire bi ci ni nga koy lire ak narrateur xam nga dafa mel ni ngay jox am à la lecture te su nga ko liiralee noonu da ngay bëgg am livre bi bu continuer que ndax duñuy lire duñu lire li xam nga ñu boole ci nag costume yi moo xam costume bu mu mën doon wala artiste bu ñu def en benn genre wane boppam mooy indi ay photo wala mu indi ay tableau mooy daal comme ni ma waxee ci gàttal art et lettres. concept boobu yow ban njëriñ nga yaakaar ne mën na ko am ci surtout ñin ñi koy lire livre yi mais surtout ndaw ñi. mooy invité nit ñi rek mooy dellu si waat ci livre yi parce que livre bu ne nit dafay jël temps bind ko su ko bindee mën na amal njëriñ ku ne donc su fekkee livre dañ ko teg te kenn liiru leen te livre bu ne am na lu mu mën a jàngal xale yi moo xam xale moo xam mag moo xam fu mu mën a doon mën nga gis si livre lu nga xamante da nga naan ndekete lii ngi fii. moo xam suñu histoire dëkk la moo xam suñu ay lu mu mënta doon ci apprentissage rek maanaam jàng loolu baax na daal parce que xale bu commencé di lire bu muy doon nit bu commencé di ci bu muy xale mën na continuer ak moom te livre mën na la indil lu bëri. voyager à travers le livre comme on dit parce que livre soo koy lire am na fu mu lay yóbbu yow sa bopp yow fu ngay xalaatee bokk sax kii bind fa muy nekk dana la jàngal
da nga ci di nga ci jëlee daal lu bëri ndax livre mooy li mu doon rek. alors yéen ñi nga xam ne ay acteurs ngeen nekk ci milieu bi di bind livre yi tey jii nag ngeen gisee milieu bi ndax mu ngi dox wala mu ngi am ay jafe-jafe. mi ngi am ay jafe-jafe waaye ñun bi ñu commencé def un mois un livre gis nañu ne saa yu ñu tegee livre ak nañ koy liiree ak kora bi ni muy demee ak nit ñi ni ñu koy defee dafay ci saaca nit ñi fa toog dañuy bëgg dem uti livre ba xam nga mu mel ni nag kon tey dafa mel ni loolu dox na parce que tamit ñu lañ juddoo si biir Sicap bi mu am ay bibliothèque yooyu dee tey mu doon romb boo ko rombee gis ne kiiwul mais tey bu ñu wootee rek ne dañ ñëw le un mois un livre nit ñi dañuy ñëw te ba nañ ñëwee livre bu ñu fa teg dañ koy jaay moo xam anglais lañ ko bind moo xam français la moo xam yëpp donc loolu moo xam jàpp naa ne am na njëriñ ni buñ ci yàggee nit ñi dañ ci fekk si moo xam ministère de la culture moom loolu yëfam la moo xam tam ministère de l'éducation bu xamante ne tey dafay mën a ànd ak ñun pour mën a jox xale yi davantage livre pour ñu lire. Rama Sissoko maa ngi lay jaajëfal yaa nekkoon sunu gan tey jii ci Midi Culture. maa ngi leen di gërëm yéen tamit. di la jaajëfal bu baax a baax tamit Papa Madiakhaté Sarr doon dalal ganu Midi Culture kat yi ñu jeexale kon ak woyu Moustapha Mbaye. Moustapha Mbaye nag dafa daal di ànd ak doomam bu góor di Tarba Mbaye génn benn woy bu ñu daal di dippee wareef mu nekk benn woy boo xamante ne rek dañ ciy delloo njukkal ki nga xamante ne moom moo di prophète Mohamed paix salut sur lui ngir rek daal di bunge weerub koor gi ñu bàyyi leen rek ngeen teewlu tuuti ci woy wi. way la war na ma man ni xam naa ko billaay kenn du yónneen way la war na ma kañ la war na ma sa barke tax ma am waajange mi ngi noonu kon yamoo itam ak lanu cërale woon ci waxtu jeex tàkk ba ñu xaababal sax di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yi ak internet yi ñu doon suivre ñu di leen jox dig daje suba incha ci Midi Culture. di jaajëfal bu baax a baax tamit Daouda Gueye mi nekkoon ci xarale gi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Kader Lo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.